C'est toujours un plaisir de vous retrouver, amis internautes Galaxy TV International. di leen dalal ak jàmm ci Actu 7 sur 7 ñu fas yéene dégtal nag xibaar yu gën a fës ci semaine bi yëpp. ñu koy door ak nouvelle bu triste daal di wàcc ci Sénégal démb ak barki démb. bu ngeen seetloo Sénégal yëpp si naka lañ nekk ndax kii di porte-parole xalif général bu Tivaouane di Pape Malick Sy moo daal di làkku ni ki jeudi foofee nag ca Tivaouane fa lañ ko daal di denc. beneen tiis kii di xalifa général bu Thiénaba di Cheikh Ahmed Tidiane Seck moom it moo daal di làkku ni ki démb ci àjjuma ji ci suba moom itam ci aux environs de 9h lañ ko daal di denc. ci sama kàddu Galaxy TV International mi ngi jàlle umma islamique yépp rawatina njabootu Tivaouane naka noonu ñu nemmeeku ci semaine bi yépp ci xibaar yi nga xamante ni moo gën a fës bokk na itam ci xibaar yu gën a fës ci semaine bi yépp annulation Aj Makka 2020 jàppale ni nag Aj Makka ren du am ci pèlerin yi fare fii ci Sénégal loolee nag waa Arabie Saoudite ñoo ko daal di xamle waaye nag am na ci ay pèlerins yi nga xamante ni nii ñoo daal di nekk foofee ca Makka jamono yi ñoom dañuy wéyal aj bi ak ñi yeewoo foofee ca Arabie Saoudite loolee nag am na ñu ci gis seen bopp ndaxte fii ci Sénégal voyagistes yi jàpp nañ ni ay perte la leen jural lu ñu ñàkk nag ci boobule annulation xayma nañ ko ci 3,8 milliards loolee nag Pape Mbengue bu faree ci collectif des voyagistes moom moo ko daal di xamle loolee nag tax nag pèlerin yi lu ko waral rek moo di mbas mi am si àddina wërngal këpp looloo tax nag ñu daal di annulé Aj Makka bu ren bi. xibaar yi bokk na ci reprise des cours nemmeeku nañ ko jeudi bi ñu génn jeudi 25 juin xale yi wutali ñu war nañ classe yi waaye am na si école yi nga xamante ni ñoo daal di faral ci région du sud yi ñoom anam duñ doon tijjee dafa doy waar loolu ndax dañoo nemmeeku ay taw yu metti ci yooyu la région loolu waral nag ubbite école bi effective ndaxte yenn si ay école jotuñoo jàng waaye nag bi lépp lu jëm ci wàllub disposition jël nañ ko maanaam ay gel wala ay masque jël nañ ko rek ngir rek fexe ba virus bi bañ a dugg si ci l'école yi dañuy daal di àddu jëmale si wàllum yoon Cheikh Yérim Seck bu ñu seetloo semaine bi ñu génn jotoon na am ay réeroo ak yoonu Sénégal ñeel wàllu bateau plus waaye cette fois-ci si liñ ko woowee moo di affaire avortement wéetu ci ndax am na ci ay jigéen yu ñu woow itam jàpp ni rek mbirum avortement bi ñoom dañ cee am wàll loolee nag tax Cheikh Yérim Seck ba saa si may àddoon yéen ñu ngi sous contrôle judiciaire ak ay jigéen yu ñu jàpp ni rek ñoom it ñoo bokk ci boobu leen mbir ki ñu teg mandat de dépôt placé ko sous mandat de dépôt moo di infirmière bi ñu jàpp ne avortement bi moom moo ko daal di def moom nag daal di nañu koy placé sous mandat de dépôt Cheikh Yérim Seck ak yeneen jigéen ñi ñoom ñu ngi sous contrôle judiciaire waaye saa si ñu ngi ci seen i njaboot bokk na ci xibaar yi Karim Xrum Xax moom mi nga xamante ne nii feebaram bi dafa détérioré wu moo tax ñu daal di koy yóbbu pavillon spécial fële sa Dantec ngir rek mën koo saytu xoolal li wér-gu-yaramam fu mu toll. bu ñu seetloo nag ci xibaar yi ñu jot a am moo di dañ koo tere visite kii di jabaram mënul dem daal di koy seeti loolu lañ daal di xam ne waaye nag jàppale ni Karim Xrum Xax ñu ngi koy faj ba saa si may àddoon yéen leneen lu tukkee ci boobu la xibaar daal lañ ko indil incha allah ci beneen jotaayu Actu 7 sur 7. leneen li ñu nemmeeku ci semaine bi bokk nañ ci feebar bi nga xamante ne nii mooy coronavirus dugg nañ ci biir palais présidentiel ndax bu ngeen seetloo information yi suñu njiital réew di Macky Sall moom daal dina isolé boppam ci lu tolloo ko 2 semaines la ko fas yéene amal ndax dañoo joxtu ni rek dafa lëkkaloo ak ku am way jàngoro bi waaye kii de Yaya Diallo moom itam député la. naka noonu am na ci ñu mu jotoon a lëkkalool yeneen ñi ñoo am ay député foofee ci assemblée nationale bañ doon amal ak session de la commission des lois loolee nag ñu ngi ko daal di nemmeeku ci biir semaine bi lu toll ci ñaar fukk ak juróom-benn député jot leen nee na woo ngir rek ñu mën leen a saytu xool xam mooy jàngoro bi nekk ci ñoom gannaaw ba ñu lëkkaloo ak seen ñoom boobu di Yaya Diallo feebar itam dugg na ci biir pénitence yi maanaam ci prison bu Thiès. feebar bi di coronavirus daal dina fa dugg si administration pénitentiaire moom daal dina enregistré premier détenu affecté de Covid-19 ñu daal di koy nemmeeku loolu ci biir semaine bi mu mel ni boobu les prisonniers dañ ko doon placé sous mandat de dépôt moom moo yees dugg foofee ci prison
bu correction de Thiès moom nag ñu daal di demee bu feebar bi jot na fànn bi waaye jàpp leen ni rek ne prisonnier boobu daal di leen ko mettre en quarantaine ngir rek wëyandi diagnostic yi ñu koy def ñeel feebar bi ñu nemmeeku ci yaramam. dañuy daal di jeexal bi lay jotaayu Actu 7 sur 7 ak situation du jour ñeel Covid-19 fii ci Sénégal bu ngeen seetloo fan yii yëpp feebar baa ngi gën di yokk di law si réew mi. dee yi di gën di yokk waaye itam cas positif yi di gën di yokk nit ñi tey nag jàpp nañu Sénégal daal dina franchir ba cas décès maanaam 100 décès lañ daal di nemmeeku raw na ko sax ndax décès yi toll na si 102 gannaaw bañ nemmeekoo ñeenti doomu aadama yu ñàkk seen bakkan ni ki démb ndax bi de feebar di coronavirus waaye nag situation du jour bi lu mu xam ne rek moo di lu toll si 105 doomi aadama testé nañ leen positif ni ki tey samedi 27 juin waaye itam buñ ko daal di faram-fàccee lu toll ci 84 doomu aadama ay contacts suivi leen service sanitaire yi ñoo leen daal di topp leneen li nag moo di 81 cas lañ nemmeeku ñeel wàllu transmission communautaire leneen li ñu nemmeeku moo di 26 cas grave yu nekk fële ci l'hôpital yi ñu ngi leen di suivre ñoo ngi ci service de réanimation loolee nag moom lañ mën a nemmeeku ci Covid-19 bi ñu ngi tey situation du jour bi loolu la daal di xam ne mbokk yi mu mel ni fii dañuy taxawante ak yéen si Actu 7 sur 7 jërëjëfal leen bu baax si teewlu bi di leen ñaan rek ngeen daal di sàmmanteeg mesures barrières yi jël seeni dispositif ndax coronavirus moo ngi fii au revoir. Bienvenue dans votre chaîne Galaxy TV International, la chaîne purement culturelle. Si vous n'êtes pas encore abonné, tapez sur abonner et cliquez sur la cloche de notification pour avoir tous nos programmes.